شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا wuy si bi ngeen wuy si suñu woote bii nga xamante ne woote la ci lislaam woote la itam ci yiw yal nañu borom bi subhanahu wa taala nangul suñu wuy si ak bépp jéego rek boo xamante ne seq nañ ko fi. li ñu njëkk a tàmbulee mooy woo kilifa yi ñu daal di ñëw fii ci kaw taabal ji ñooñu kañ cee jiital mooy président Fonds sénégalais pour la zakat di professeur docteur Mohamed Ahmed Lo. kañu cay tegal mooy vice président fonds bi di al imam Ismaïla Ndiaye di woo itam secrétaire général fonds bi di al oustaz ingénieur Moussa Ndiaye di woo itam monsieur Dame Lo moom mooy directeur général société boobu ñuy wax Sirlek moom itam ñu ngi koy woo mu ñëw ci kaw jataay. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di sant mbokk yi ci ndaje mu am solo mii. xam naa ne du ma wax sax ne noo ngi sant nit ñi ndax noo ngi woote ñu wuy si nu waaye ñun ñëpp nooy woote wuy si sunu bopp ndax mbir la moo xam ne ñun ñëpp noo ko bokk sunub liggéey la liggéeyub lislaam la ma sàmba moomu ko ma demba moomu ko kon ñun ñëpp ay woote ñëw teew fi ñi fi teewal fi it ñeneen ñoo xam ne am nañ ay ngànt mënuñoo ñëw ñii fi daje néew nañ bari nañ ay boroomi xam-xam ngi fi ay gëstukate ngi fi ay nit ñu yàlla xamale doomu aadama yi ñi ngi fi li nu soxla mooy jotaay bi ba ñu fay jóge ci wàllu xalaat ñi tegal nu ay plan yoo xam ne buñ ci jaaree ci lu gaaw dañuy amal wax fi mu sotti loolu la. lu tax booba tey mënuñu démarrer bi nga xamee ni waxtaanee architecte bi ma laaj que qu'est-ce qu'il faut pour démarrer lan moo jaadu pour ñu démarrer mun ba 50 millions. depuis ñu lancé di ci collecte bi demeegul noonu donc ñu ne il faut ñu def stratégie de communication boo xam ne moom la ñuy collecté fonds yi ñu gis ne kon dañ koy def par objectif parce que même liggéey bi par objectif lay nekk mooy dañuy dem par niveau donc ñu ne objectif bu njëkk bi day nekk collecter 400 millions donc pourquoi 400 millions parce que si suñu démarche yi parce que depuis ñu pare pause bi comme nu ma ko waxee comité de pilotage bu collecte bi dafa commencé di def ay jéego ñuy rencontrer ay autorités rencontrer ay personnalités ba rencontrer le représentant de la BID le directeur de au niveau du ministère des finances mu xelal ñu waxtaan ak moom que ne suñu dajalee 400 millions mun nañu ubbil ay bunt donc à peu près 25% du montant pour lever ay fonds ci institution financière islamique yoo xam ne dañuy favoriser lu mel ni. donc le kayit boobu dafa am solo parce que foofu lay maanaam bailleur bi wala ku lay mën a jàppale xool ndax am na rentabilité ak fan la ndax objectif yi ngeen maanaam assigné projet bi ndax di ngeen ko mën a atteindre. parce que foofu la ñu koy xoolal dañuy xool vraiment njëriñu projet bi mais rentabilité projet bi parce que ku lay jox xaalis aussi il faut mu xam su la joxee projet bi xaalis bi fu ñu fi 1 an 2 ans projet bi naax saay kooku te amul solo donc il faut que mu am benn kayit boo xam ne dina ko mën a wóor ne ko su ma dugalee sama xaalis fii fii la jëm te lii lay indi comme résultat te lu ma gis nii vraiment benn cause noble la parce que c'est rare man sax ba ma projet bi sax dama si jàngaale
man damay wax sama dëgg parce que lii lu raar la liggéey naa pour ay mise en place ay daara moderne mais bii moom dafa nekk benn projet boo xam ne dafa am solo. man dama am ay gis-gis ci nu ñuy def ba am xaalis soxna si bi muy wax am na yum ci wax yooyu duma ci jaar bu njëkk bi mooy damay soññee ci nañ tàmbali liggéey bi puisque ci bâtiment booy évaluer dafa am fooy tàmbalee am foo jëm fekk dafa goo dara mën na koo wax ne maa ngi def nangam ndax matériel bi day yokk jamono bi di soppiku kon boo tàmbaleegut li nga fondement bi nga calculé woon ci 50 millions mën ngaa dem ab diir matériel yokk mu nekk coût 70 millions sa ñàkk a tàmbale jural la perte di 20 millions foofu kon nañ tàmbale li ma dégg ci sa wax ne technicien bi ne bu ñu tàmbalee te mënuñoo dem ndox mi ñëw non am na nuñ ko mën a liggéey bu ndox mi ñëw itam du ñu am benn problème kon nañ tàmbali man foofu laay wax. li ma gis ak liñ ko wanee bégloo na nit ñi lool waaye ñu bari xamuñ ko ñaari lit pour dajale ay fonds àdduna dangay jàngee ci nit dem. man li ma ci yokk mooy li soxna si doon wax joxe na ay kii yu leer yu am solo waaye gis nañ ne buñ ci boolee itam président bi mooy docteur Ahmad yàlla na ko yàlla samp de barkeel ko mu ànd ak lenn ci mbokk yi ñu dem ci benn télévision ñu gaaral ko comme ni mu leeree nii buñ ko gaaralee ba pare ñu ubbi numéro téléphone te ku ci bëgg a def sa participation nga def ko dafay jàll boo xam du nekk ci réew mi même bitim réew dañ koy seetaan. dama gis ci plan de communication bi soxna Codé doon def mel ni waqf bi ci 400 millions yi dañ ko accentuer rek ci xaalis te li ñu soxla mooy bâtiment bu ñuy tabax est-ce que duñ ko ubbi ne ku am fer na indi ku am ciment na indi est-ce que duñ ko ubbi foofu mu gën a yomb. kàddu yu fi jaar itam yu am solo la yoo xam ne ay njëriñ dolliku na ci jàpp naa ne téléthon bi Imam Mansour junj lu am solo la lu mat a bàyyi xel la moom itam tegal ko programme conférence Ramadan bi moom itam lu am solo la kon ay propositions yu am solo ñëw na li ci am solo itam lool mooy bi oustaz Omar Diallo wax sànq mooy liggéeyu lislaam su xasee taxaw ñëpp ci mën a jàpp man amul ku ci mënta jàpp ba ñu lancé problème bi rek programme bi rek ne danañ amal waxtu ci lañ ubbi woon ab carnet boo xam ne nit ñi bindu kenn ku nekk jël engagement wax li nga xam ne da nga ko mën a def ba fi mu toll nii carnet boobu mi ngi ubbiku nit ñaa ngi jël seeni engagement moo tax defe naa ne su fekkee dañoo toll ci 25 millions ba léegi loolu li ñu firi mooy ñëpp jël engagement ñëpp joxe guñ loolu moo tax waaye suñ joxe woon nu gën a danañ weesu foofu jazakumullahu xayran ñu ngi sant suñu borom tabaraka wa taala ci jotaay bi di sant docteur Ali ci jiite jotaay bi am solo barakallahu fiikum دربي شكرا يا